Je suis né entre le fleuve et la mer, entre le Doubs et la mer. Je suis né là où les versets coraniques ont bercé mes premiers pas, avant que mes vers ne reversent dans le flot des lettres. Là où je suis né, tout le monde est mystique. Ma grand-mère est une nymphe, elle vit dans un fleuve. Je suis né là où les femmes sont les héritières du Seigneur. Ce sont elles que l'on voit au petit soir, déambuler sur le dos d'un pont long de 511 mètres. N'avez-vous pas entendu parler du fameux Takusanundar? Je suis né là où le tchèboudjen est concocté pour la première fois par Penabay. Je suis un arrière-petit-fils de Mampukumbabang, un natif de Saint-Louis. L'élégante et la généreuse, je suis un Ndar. Je suis né entre le fleuve et la mer, entre le Doubs et la mer. Je suis né là où les versets coraniques ont bercé mes premiers pas, avant que mes vers ne reversent dans le flot des lettres. Là où je suis né, tout le monde est mystique. Ma grand-mère est une nymphe, elle vit dans un fleuve. Je suis né là où les femmes sont les héritières du Seigneur. Ce sont elles que l'on voit au petit soir, déambuler sur le dos d'un pont long de 511 mètres. N'avez-vous pas entendu parler du fameux Takusanundar? Je suis né là où le tchèboudjen est concocté pour la première fois par Penabay. Je suis un arrière-petit-fils de Mampukumbabang, un natif de Saint-Louis. L'élégante et la généreuse, je suis un Ndar. Un poème signé par Faradia. Mardi 14 avril 2020, il est exactement 17h passées de 11 minutes. Mesdames et messieurs, fidèles auditrices, auditeurs Ndar FM, salam alaikum wa rahmatullah. Sant leen gërëm leen bu baax ci topp bi ngeen di topp programme Ndar FM gërëm bu baax ki nga xam ne moo fi nekkoon sànq di Latif Diaw doon dalal inspecteur Guèye ñu doon waxtaanee lépp lu soxal li nga xam ne moom mooy Covid 19 nu ñu ko war a xeexee li ñu war a moytu yi ñu war a def ki topp yi nga xam ne war nañu topp ndigalu kër docteur mbokk yi. waxtu bi bu jotee xam ngeen ne Younoussa ngeen àndal ci Younoussa au bout du fil on va d'un moment à l'autre avoir nos invités au bout du fil tey ñu war a dalal ki nga xam ne mooy Mamadou Sokhat nekk ca France ñu nar ñu wax moom naka la dundee confinement am parce que contrairement à ñun ñoom foofu la ca France gis ngeen ne confinement total ci la ñu nekk te seen le président Emmanuel Macron dem ci discours am gis ngeen ne yokk na daanaka durée confinement bi ci weer. donc moom dinañ ko jotoo téléphone par WhatsApp su ko defee ñu woo ko mu defal ñu li nga xam ne moom mooy jàngat bi nga xam ne xalaat na ko waaye it ndimbal li nga xam ne le président de la République bëgg na ko dimbale ñi nga xam dañoo nekk bitim réew. ñoom fi mu ne nekk nañ ci situation yu xaw a difficile moo tax ñu war leen taxawu. taxawu mat sekk donc mbokk yi dañu fàttali yéen a ngi nekk ci émission au bout du fil Younoussa la voix citoyenne du Sénégal est à la présentation tey Mamadou Sokhat moo nekk suñu invité ak ki nga xam ne moom mooy Thierno Diko
xam ngeen ko c'est un blogueur très connu ici dans la zone nord du Sénégal xaw ma ni Saint-Louisien Sénégal wala moom moo yor page boobule donc di ci def liggéey bu am solo un travail d'alerte un travail de sensibilisation moom moo ko ci def donc moom bokk na ci ñi nga xam ne dinañ ko invité ak ki nga xam ne moom mooy Touré Manding Mori dinañ ko jot depuis Dakar. moom il est très 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 dynamique ñi nekk ci Twitter war nañ ko xam Nday Touré dina ñëw ci mission bi dinañ ko jot su ko defee mu wax ñu également moom lan la xalaat ci thème bi tey mbokk yi wax noonu nañ ko sànq ne dañuy nar a waxtaanee taxawaay bi nga xam ne les blogueurs am nañ ko ci Sénégal ci Ndar moo war a sax ñu porter le choix sur Thierno Dicko am na yeneen blogueurs yu nekk ci Ndar waaye moom comme que bokk na ci ñu gën a ràññee ci fii ci Ndar moo tax ñu choisir ko donc dinañ ko jotoo téléphone tey ñu nar a waxtaanee mi la wax léegi taxawaay bi nga xam ne moom la blogueurs yi am ci xeex bi donc ñu leen di rafetlu bu baax lan mooy blogueur kan la ñuy woowee blogueur ku dul blogueur ci jamono ji yan information la ñu war a partager ko yenn information yoo xam ne nit ñi war nañ ci bàyyi xel on va observer tout de suite une petite pause musicale léegi su ko defee après ñu ñëw ak suñuy gan au bout du fil Younoussa la voix citoyenne du Sénégal est au bout du fil. loo fi wut si am nañu wet am nañu gis ni suba du leer am nañu wet am ñu xëy seen yaakaar taas am nañu jom ba ñu juddoo ci ndool ñu gis lu metti am nañu xaaj am nañu seeta su ma yëgoon ni waral waa kër gi bañ ma di ko gis fi ma magel tollu ci ma te ma ba ko fi ni mes am nañu waroon dem ca teel am nañu wet bés bi nga demee ci leen la doon xaare yaakaaru ngoon mu dul ci yaw mu dul nga tekkee fu sore nga jóge yaa doon seen tey. Mesdames et messieurs, 17h passé de 16 minutes bu fekkee yéen a ñuy soog bàyyi xel ñu ngi ci biir Ndar FM la radio de vivre ensemble ci seen émission Younoussa Bout du Fil tey ci suñu invité wax naa ko léegi ci bu ma jëlee kaddu dañuy dalal ki nga xam ne Mamadou Socrate di ab bindkat nekk également ab étudiant féete fële ca France ñu jot ko léegi au bout du fil Cheikh bi salaamaaleykum ñu ngi lay ziar. waaw Younoussa ziar na la. donc ko zalika noo def. waaw sant yàlla bu baax. ba yaa ngi si jàmm. ba yaa ngi si jàmm. waaw ñu ngi si jàmm bu baax. ak sa ma bàyyi la nga nuyu waa Ndar war nga miin Ndar de. waaw Ndar nag lu ma fa ñëw bëriwul nag. mais mais nag benn yoon laa fa ñëw. mais dëkk bu ma neex la j'étais charmé vraiment par l'environnement et l'architecture culturelle de la ville quoi. Ça me surprend pas étant un écrivain un poète du ñàkk nga am ay xaritu yu nekk Ndar li sa tànk bëriwu fi waaye bëri nga fay xarit. waaw sama tànk bëriwu fi nag mais bëri naa ñoo xam ni daanaka comme milieu bi ma nekk si milieu culturel bi ak écriture bi ak cinéma bi j'ai plein d'amis yoo xam ni ñu ngi Ndar lañ dëkk on entretient de très bons rapports on travaille ensemble j'ai aussi des rapports professionnels ak yenn ressortissants wu Ndar quoi.
d'accord tey ñu sàkk woon sa participation ci émission Younouss Saw Bout du Fil ngir ñu waxtaan ak yow rek di fàttali mbokk yi Mamadou mu nga fële ca France di dund confinement comme ni ko français yëpp ni ko Sénégal de l'extérieur yëpp dund confinement xarit sama naka sa confinement. waaw papa confinement bi mi ngi nii rek xam naa ni yombul nag parce que daanaka def na lu tolloog weer ñu ngi nekk confinement. mais ñu ngi koy gérer daal c'est pas évident mais ñun suñu côté ci ñun lay gën a yombee parce que confinement bi ci la ñuy profité daal di yëngalaat si yenn projet yi nga xam ne sànni woon nañ ko ci tiroir bi fëggaat ko xam nga xoolaat lan lañ ci war a yokk lan lañ ci war a defaraat loolu mooy tax dina gën a woyof si ñun. d'accord sa mbokk yi nga xam ne bàyyi leen fii Sénégal léeg-léeg xam naa daan nañ la woo waaye woo gi fii ci la ëpp fi mu ne ci période bi allo. wax sa laaj. allo. ma ne mbokk yi fi mu ne xam naa war nañu jaaxle daan nañ la woo saa su ne di xool ni nga def waaye xam naa fi mu toll nii woote gi gën naa bëri wala. waaw jamono ji nag woote gi gën naa bëri. te aussi tamit confinement bi tamit benn occasion aussi tamit ñu xoolaat diggante yi. ci ñu xam ne ñu bëri daanaka ak test si jamono. li nga daan diggante ak ñoom bariwul mais li tamit du ma wax sax ni occasion la mais comme que yaa ngi toog defoo dara yaa ngi toog si biir kër aussi di nga gën a mën a am temps waxtaan ak mbokk yi mais sant yàlla bu baax. xarit yi soppe yi voilà ñu ngi liggéey loolu tout le temps ñu ngi ñëw ñu ngi lay woo di jël say nouvelles. loolu moom vraiment te gars yi fii soxla nañ ko tamit. parce que fii nii c'est un pays très compliqué. xam nga déjà tukki rek dafa diis si bopp waxatuma dara nga nekk dëkk boo xam ni c'est un pays très individualiste ku nekk yaa ngi sa coin daanaka fii nit ñi ñoom kese ñooy dëkk donc boo ci bëggee boole njaaxare bi am si àdduna bi jamono ñu toll nii ak wéetaay bi solitude bi ça va être compliqué mais heureusement que y a la famille y a les amis qui essaient de nous remonter un peu le moral. d'accord nemmeeku nañu ñi nga xam dañoo nekk extérieur dañuy booloo foofu ca bu ñu xasee tukki parce que léeg-léeg sénégalais moom mu ngeen bañ a ménanti fii waaye boo leen dajee feneen fudul Sénégal rek le courant passe très vite ñu seetlu ne ci moment yi solidarité day am seen diggante est-ce que Covid bi tasu leen seen diggante wala ba léegi Covid bi terewul yéen a ngi solidaire seen biir yéen ñi nga xam ne yéen nekk foofu ca Europe. waaw c'est vrai que Sénégalais moom li ñuy wax rek dafa xàmmee mbokk fu ñu dajee rek daanaka saafante bi day ñëw xamante bi ñu jëlante numéro donc fii souvent tàmmoon ju numéro parce que déjà ñun fi ñu nekk nii rek am na benn association boo xam ne ay Sénégalais donc association étudiant chaque année dañu organiser ay journée d'intégration ay journée culturelle pour tamit gën a mën a jëmal suñu lu jëm ci wàllum aada suñu dëkk mais ci genre situation yi tamit la ñuy gën a mën di toog di waxtaan tamit. parce que déjà même ñu génn dem gisante mais du tere parfois ñu def ay appel groupé waxtaan te surtout sax man domaine bi ma nekk tout le temps artistes yi nga xam ne ñu ngi fii nii souvent ay poètes lañ sax bari na am na si ñaar ñoo xam ne Saint-Louis lañ nekk. muy Ousseynou Thiombiano ak Zakaria Sall UGB lañ jël Harmattan moo leen édité seen recueil poème mais tout le temps ñu ngi saafonte di waxtaan après confinement bi ban projet moo war a génn nan lañ war a gën a mën a xoolee suñu texte yi mu gën a jaar yoon donc malgré tout ça quand même on essaie de se trouver des petites parenthèses pour dund suñu passion même si c'est pas évident quand même. D'accord. Je rappelle bindkat nga am na ay téere yoo bind xam naa ci yeneen jotaay dinañu dugg ci mbir yooyu la su ko defee nga mën ñu présenter yi nga xam ne yaa ngi koy liggéey yow en tant que chercheur en tant qu'écrivain contexte bi ban lu mu lay inspiré très sincèrement certainement un retour vers l'humanité. waaw laal nga fi nga xam ni foofu sax mooy justifier tey ñun li nga xam ne moom lañ nekk def c'est ça doon tout le sens de ce que nous faisons en tant qu'artiste mooy daf ci am loo xam ne souvent adduna bi daf koy fàtte te wax nga ko mooy l'humanisme c'est très très important pour nit ñi gën a am yërmande parce que on est tout le temps à la recherche du profit ku nekk yaa ngi daw sa intérêt alors que parfois on oublie le plus important dans la vie parce que loolu moo taxoon sax ay jamono am na benn bindkat ñu bëri xam naa dinañ ko xam ñuy déglu mooy Albert Camus. am benn dog-dog bu xawoon bu laalu àdduna bi yëpp mooy la peste. def ay
ay jéey yu bëri ci àdduna bi mu def ci téere mais téere bi boo ko jàngatee di nga gis ni au-delà de la peste sax feebar bi mais diggante nit ak nit Sénégal boo xoolee tamit am na benn bit am na Fall yàlla na ko yàlla yërëm mu teel a làq Malick Fall déjà sax am na partie boo xam ne ça concerne Saint-Louis donc Malick Fall avec la plaie au-delà de cette plaie physique bi nga xam ne waa ji amoon na ko nit ñi di ko repousser mais dafa ñu doon invité aussi tamit ñu xool suñuy diggante nit ak nit est-ce que yenn situation yi moo war a am rek ñu war a jël yenn mesures yi wala loolu moo war a nekk la règle mën naa sax continuer ay Jean-Paul Sartre sur l'existentialisme boo jëlee ci surréalisme yi la théorie de l'absurde dans le monde mais yooyu yëpp duñ ci bàyyi xel mais nous sommes dans un monde où on est tous nés solitaires ñun ñëpp dañu juddu ñu sànni ñu ci nature bi ku nekk war a def sa ku nekk war a mel ni benn Robinson bu nekk si ku nekk war a def yoonu boppam mais lu tax ñu wax la vie en société mooy demalante bi ak dikkalante bi donc te demalante boobu noonu nag dafa am lu ko jiitu mooy nañu laal xol yi c'est important parce que ku si nekk mala yi nga xam ne sax ñu ngi ci àll bi lu muy métti ku si nekk yàlla bu xëyee mi nga am lu mu def si yow pour nga mën a dund. Tout à fait. donc ñu métaphore boobu noonu mala yi sax dañu koy jàngal. c'est pas parce que yow da nga nekk société bi on est dans une société très 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 concurrentielle mais ça justifie pas le fait que tey ñu am yenn comportement yi. donc genre situation bi bu ci génnee war na ku si nekk def sa laay biir nga xool bopp si. ku si nekk si ñun loolu ça doit être un état ñu war a def comme nous on le dit état généraux des comportements. ku si nekk xoolal sa jiw. D'accord. Faire un état généraux des comportements. Bon, en parlant de comportement tey dama bëgg am sa xalaat tuuti rek ci li ñu war a waxtaanee mooy taxawaay bi nga xam ne moom la blogueur yi am ci xeex bi ñuy xeex coronavirus bi bokk nga ci ñi lire ñi bàyyi xel li ñuy def li ñuy posté ak yooyu ca fa nga ne yaa ngi leen di bàyyi xel di leen di lire pour informer li xewu Sénégal. ah oui obligé parce que xam nga boo nekkee fii nii da ngay am benn regard extérieur yi xew Sénégal ci biti ngay nekk bu mën a observer donc seul canaux yi nga xam ne da nga koy am pour mën a informer wu c'est souvent la famille et les médias. donc te pas tous les médias donc tu es obligé de faire ton tri man ci li may gën a lire bokk na ci les chroniques comme ni nga koy waxee ak yenn blog yi yenn forum yi dama koy dugg souvent parce que man dama jàpp ni pour am information bi nga xam ne moo war du rek benn information booy gis benn site bi taxawal donc si on a besoin de gens yoo xam ni ñu ngi nekk ci di ñu informer mais aussi qui nous permettent aussi à travers cette information là qui essaie au moins de nous faire rêver. Exactement. Et d'essayer de donner une dimension, d'essayer de questionner parce que j'ai un ami récemment bon xam na ne man je m'intéresse souvent à ça daf may envoyé ay articles yoo xam ne c'est des jeunes Sénégalais qui l'ont fait. Récemment j'ai lu un excellent article sur la dimension philosophique même de la maladie. Donc au-delà de cet aspect je dirais strictement médico-social, il y a une dimension boo xam ni qui peut être une dimension purement religieuse parce qu'au début on a vu les premières réactions au Sénégal c'était très tendu avec yenn événements religieux yu waroon am et tout il aura fallu prendre des décisions mais quand même sur blogueurs yi man j'en ai vu 2 ou 3 articles comme ça qui ont essayé d'analyser froidement la situation sans passion voilà amul benn parti nga gis ni ça commence quand même à avoir une certaine scientificité c'est important. D'accord, on en a besoin la science même su fekkee ci côté bon je parle des sciences sociales parce que am na ñenn ñoo xam ne psychose lay créer dañuy tiit te baax na au moins des psychologues des philosophes ñuy wax ñu di jox kàddu ngir mën a dalal askan bi baax na ci lool. ma bàyyi la nga togg waa Ndar. waaw kontaan na trop si tribune bi nga may aussi tamit moo mën a waa Sénégal parce que waa Ndar waa Sénégal lañ. donc c'est boo wax ak benn ku dëkk Ndar rek daf mel na ni wax nga dëkk bi yëpp parce que ñun ñëpp on est dans une chambre planétaire maintenant. c'est le cadre du village lépp benn la te aussi di la remercier yow Younoussa parce que. duma fi nekk sax di wax njariñ bi nga amal askan bi donc loolu ñëpp xam nañ ko ku dëkk Ndar ak ku dëkk
Sénégal ñun ñëpp on te doit vraiment une fière chandelle di la gën a encourager tamit parce que yàgg nga ko def te xaaru si kenn donc incha allah kanam la jëm ñun n'hésite pas ñun luñ ci mën a apporter à chaque fois aussi tamit on sera là incha allah pour apporter notre pierre à l'édifice di jaar waa Ndar aussi te bala ma koy fàtte di jaale aussi waa Ndar bu baax a baax a baax on a perdu un grand monument je dirais même un monstre de l'équilibre social. Je pèse bien mes mots, c'est un monstre de l'équilibre social. Dafa am ñoo xam ne ce sont les âmes de notre société donc ci âme yooyu noonu am na benn boo xam ne yàlla yóbbu na ko ci yóbbu na ko te am nañ ci tamit yaakaar waaw am nañ yaakaar parce que tey rek maa ngi si naan chronique boo xam ne ça porte on dit souvent que les bons rieurs sont les meilleurs parmi nous. Et en même temps aussi qui était un pilier même dans l'ordre politique waxatuma dara nga jóge fa même dans l'ordre social et religieux vraiment dañ koy ñaanal bu mu jëm yàlla yokk koy leer yàlla xare ko ci àjjana yi gën a et aussi di masaw waa Ndar yëpp di masaw Sénégal aussi mais xam naa ne waa Ndar ñoom la gën a encore une fois di wax aussi tamit ñu gën a respecter Ndar parce que c'est vraiment une population c'est vraiment une matière humaine très 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 importante pour le développement de notre pays. D'accord. Donc politique yi nañ gën a gëstu population bi am gën a am concertation am tamit ci yenn décision yi. Et je pense que ni l'avenir de ce pays est entre les mains des Ndarois. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup mon cher merci beaucoup notre ami Socrate nga xam ne moom lañ jotoon fële depuis ca France mu doon wax li nga xam ne moom mooy dund bi waa Sénégal yi nekk ci extérieur di dund li nga xam ne moom mooy confinement bi lee démb ci discours le président Macron jël na ay ndogalu yokk donc ils en ont jusqu'au 11 mai comme confinement métti na lool parce que ñu bëri xam nga ñu doon liggéey fi mu toll nii seen liggéey dafay taxaw les étudiants à travers le net am nañu ñoo xam ne ils continuent à suivre seeni cours donc ñu leen di masaw bu baax a baax seen suñu xel day nekk ci ñoom saa su ne suñu xel day nekk ci ñoom donc di wax ne très sincèrement ci yeneen émission yi ñu ñàkk ñu jot ay waa Ndar yoo xam ne yu dund fële ca tugal réew ba mu mënti doon rek ñu mën leen jot ñu mën a waxtaan ak waa Ndar alors tey di leen fàttali li ñu nar a waxtaanee mooy taxawaay bi nga xam ne blogueurs yi am nañ ko ci feebar bi lee moo sabab suñu jotaay tey ñu nar a am léegi au bout du fil ki nga xam ne moom mooy Thierno Dicko dañ koy woo ensemble sax ñu xool ndax dina jël au téléphone su ko defee ñu déglu ko woo ko léegi. Chaba ñu ngi ziar. waaw ñu ngi demee ziar bu baax. boo soree rajo bi rek su ko defee déggante bi gën a leer. boo ko soree rek wala nga wàññi ko. waaw. d'accord xaw ko sori wala nga wàññi ko rek boo ko wàññee di ñu déglu ak sa téléphone. Voilà. Ok, d'accord. Voilà. alors salaamaaleykum wa rahmatulah Thierno Dicko ñu ngi lay ziar bu baax di la dalal ci biir Younoussa au bout du fil. waaw Younoussa ñu ngi leen di jaajëfal. di am mbégte trop ci dalal bi ngeen ma dalal ci émission bi. di jaajëfal yëpp service boo xam ne ñu ngi déglu émission bi. mu ngi xees tuuti boo fekkee mën nga déplacé wu rek rajo bi sax boo ko mënee fay mu gën soo mënee nekk ci bërëb waaw déplacé wu bu baax bu baax a baax waaw. bu baax voilà déplacé wu bu baax a baax sori rajo bi bu baax a baax su ko defee ñu mën a waxtaan gu am solo goo xam ne lu soxal taxawaay bi nga xam ne yéen blogueurs yi nekk ci fii ci Ndar rawatina ci Sénégal am ngeen ko ci mbas mi ne ba mu duggee fii ci réew mi ayca bisimilah ñu bàyyi la nga nuyoog waa Ndar. waaw Younoussa maa ngi nuyu waa Ndar yëpp. di nuyu auditeur Ndar FM yëpp. di la jaajëfal aussi yow ci invitation bi ma invité ci émission bi. ñoo far. waaw
acca tey ñu nar a waxtaanee ci taxawaay bi nga xam ne moom am ngeen ko yéen di ay blogueur pour suñu maam mi nekk fële ca goxu mbaaj di déglu blogueur boo ko doon tekki rek ci ay déggoo bi voilà c'est bon voilà rajo bi boo ko soree rek mu gën a neex xarit sama boo loo ko gën a sori mu gën a baax. voilà. voilà. voilà ça marche en attendant nga yéeg ci kaw lii ma yunu saw buuru fii la gars yi dañ leen di fekk ci fi ñu nekk yenn saa ñeen nañu bureau la ñu nekk wala yenn saa ñeen ñi sax ñu ngi ci yoon bi ñu accepter prêter à ce jeu de question réponse dama la wax sànq tey jii sama maam mi nekk Gendar boo ko doon bëgg firil ci ay kàddu yu simple rek lan mooy blogueur loo koy wax. waaw blogueur boobu mooy ci kàddu yu simple moom mooy nit koo xam ni dafay utiliser xarala yu bees yi maanaam li nga xam ne moom mooy internet di ci def maanaam di ci wax xalaatam waaw di ci wax xalaatam nag mën na dépendre ci ay sujets yu bëri daal maanaam ci pàcc yu bëri mën na doon ci wàllu information mën na doon ci wàllu beneen wàll waaw ci beneen wàll ci wàllu man sax doon ci wàllu diine wala ci wàllu cuisine wala ci leneen daal. d'accord ayca kon donc kooku mu ngi ci biir li ñuy woowee joxe xibaar. te ñu nemmeeku te ne ci xeex bi nga xam ne moom la ñuy xeex coronavirus xibaar doon lu am solo yéen ban taxawaay ngeen ci am yéen ñi nga xam ne yéen ay blogueurs. waaw blogueurs yi c'est des journalistes citoyens am na ay journalistes blogueurs ñoo xam ni c'est des journalistes d'abord. mais ils sont obligés ak tout monde bi toll nii ñu nekk ay blogueurs monde bi moo ko laaj ak xarala yu bees yeeg internet bi. donc sunu participation blogueurs yi doon na pour man lu am solo ci mbirum coronavirus bi mooy mbas mi lan koy woowee. waaw mbas mi lëmbee adduna bi. man gis naa ni blogueurs yi am nañ ci taxawaay bu am solo. maanaam ci wàllum tas xibaar bi. parce que boo xoolee blogueurs yi souvent ñoom seen tas xibaar moo gën a yemb maanaam mooy gën a gaaw. li tax ma ni moom mooy gën a gaaw moom maanaam ñoom bu ñuy tas xibaar soxlawul ñuy dem naan dañuy traité dañuy monter vidéo bi fii monter audio bi fii. ñoom maanaam seen téléphone la ñu yor seen smartphone. la ñuy jël photo ba nga xam ni moom méngoo xibaar ba nga war a tas ñu enregistré que bind bés composé ci clavier wu téléphone bi bind xibaar bi après partagé ko ci li nga xam ne moom mooy réseaux sociaux yi. waaw c'est que blogueur nag dafa bëri na ay blogueur ay nit yoo xam ni dañuy nekk ci internet bi di partagé. bon mën na leen am na ñoo xam ne ay blogueur du ku nekk ci internet bi di partager rek ñu tuddee la blogueur. waaw du loolu rek ñu bëri nag dañuy jaawale parce que si benn émission maa ngi dégg wu benn waaye bu ni képp ku yor sa téléphone daal di partager rek blogueur nga non loolu du blogueur. xam nga nit ku ne mën nga yor sa téléphone di partager ci internet mais taxul la nga doon blogueur day am ci benn mbir boo xam ni dañ ci am xam-xam. maanaam fekkee tasum xibaar la nga xam noo koy traité nga mën nga sax bañ nekk un journaliste maanaam comme li ma lay wax nga nekk un journaliste citoyen am nga outil de communication bi mais xam nga stratégie bi ngay utiliser ba informer sa ay followers maanaam mooy nit yi nga xam ñoom ñoo lay suivre ci internet te bu bëri doon na ñoo xam ni dafa bëri ay mbooloo yu leen di suivre ci internet du n'importe qui maanaam ci internet daal waaw léegi ci loolu nag jàngoro coronavirus bi gis naa ni ñoom ñu ngi ciy def liggéey bu am solo ndax boo xoolee ministère bi blogueurs yi léegi ci côté communication digitale bi ñoom ñoo ko yor. tout à fait. waaw ñoo ko yor te dernièrement lañ ko yor ba mu xamee ni affaire bi vraiment communication digitale doon na léegi loo xam ne lu obligatoire. indispensable ci communication fii ci àdduna bi. boo xoolee ñoom ñooy def live yi ñoom ñooy posté ci te boo gisee. seen information bi jàll sur les réseaux sociaux sax moom mooy gën a
ampleur que yeneen yi. ndax télé bi nit ki day toog benn instant boo xoolee sax même les médias classiques léegi. D'accord, même les médias classiques rajo yeeg yooyu ils sont obligés de s'adapter en fait. transformé léegi waaw ils sont obligés ñu wut page Facebook. wut page compte YouTube di def du blogging maanaam di def communication digitale. léegi dañuy gis animateurs yi sax dañuy def seen animation wala journaliste bu nekk ci benn rajo dafay obligé def live. parce que li ñuy léegi seen téléphone yi la nekk. xaalatu ko poste rajo teg seen ataaya naan dañuy déglu ay xibaar ak yooyu. ñu ngi dox te fu mu nekk information boobu na leen fa fekk te fu mu nekk seen portable mi ngi fi. donc digital bi rek moom mooy moyen de communication bu gën a efficace tey si jamono bi si àdduna bi ñu toll. tout à fait. waaw président yi communiqué gis nga président Amérique. Amérique dëkk bu am doole la Chine mais seen président yi bu ñuy yenn saa yi bu ñuy tas xibaar maanaam seen compte Twitter rek la ñuy utiliser. bu ko defee ñoom si yeneen ak yeneen classique yeneen médias yi jël ko reprendre information bi. tout à fait di wax ne blogging bon ab xam-xam la boo xam ne xam-xam bu yees fi mu ne nga xam dafa ñëw révolutionner le monde de l'information et de la communication. alors ñu adapté ko ci contexte de crise bi ñu nekk. ñu gis ne léeg-léeg parfois moo am yenn dérapage ñu wooyee dérapage moo ñu gis kenn koo xam ne bon blogueur wala li ñu ko mën a tuddee mu wax loo xam naka su duna wax nga ko léegi ñu ci bëri déglatuñ rajo ñu ci bëri amatuñ jot bu ñu seetaanee télé ci seen téléphone la ñu nekk mais est-ce que tamit jotul ñu xool compte tenu ci moment bu critique bi ñu nekk ñu seetantal bu baax li ñuy partager parce que quand même boo partager rek fu ne lay dem ci monde bi. waaw dëgg la xam nga loolu tamit lu am solo la remarque boobu nga def lu am solo la. parce que tas xibaar dafa doon loo xam ne lu sensible la surtout jamono yi nga xam ne tey internet bi ak téléphone portable yi ñu ngi partout. WhatsApp yeeg gars yi dañuy jël di partager sur WhatsApp xam nga de statut en statut tu vois donc traiter information bu juste aussi daf ci am solo. boo xoolee blogueurs yi ñoom souvent information yi ñuy jàllale dañ koy vérifier am ay sources yu wóor. moom moo tax ñu jox leen confiance di leen suivre parce que am na ay site d'information wala ay rajo ak ay télé yoo xam ne ñuy jëlee parfois seen information si blogueurs yi. wante ñu koy jàllale man maa ngi nii Ndar toog tey jii information bu ma jàllale France 24 da koy jël sans hésiter. sama ay mën naa la woon ay article ay journal France 24 ñu naan gis nañ la ci wala gis nañu sa compte Twitter ñu affiché que dañ koy jël automatiquement. tout à fait di fàttali en même temps observateur nga ci France 24. voilà parce que journal yooyu presse internationale boobu remarqué nañ la am nañ ci yow confiance. mais nag dafa am ñoo xam ne dañuy jël seen téléphone rek gis benn affaire rek publier def fake news. te souvent aussi sama genre gi ñu mel na blogueur yi am na si ñoo xam ni dañu mën détecter li nga xam ne mooy fake news yi. boo xoolee am na ay détox wala désintox ay émission buy daw France 24 la. spécialité waa ji moom mooy maanaam génne li nga xam ne moom mooy fake news yi maanaam tas xibaar yi nga xam ni bu ay xibaar dëggu mu wane ni vraiment lii du dëgg lii moom mooy dëgg bi am na ay blogueurs yoo xam ne aussi loolu dañ koy def. tout à fait am na ñoo xam ne nag dañuy juum parfois jël ay fausse information tasaare ka loolu tamit lu jar a moytu la. tout à fait c'est vrai même journaliste yi rajo yeeg yooyu yenn saa yi parfois dana am ay dérapage. ñu jàllale information boo xam ni. de loolu en réalité. ñu dem ba kanam ñu modifié waat information wala ñu ñëwaat ñu ne waa ñu ngi jégalu waxoon nañu nangam waaye ndekete nangam la. loolu du ñàkk métti boobu loolu du si ñàkk. mais ki nga xam ne nag dem nga ba nekk blogueur war nga moytandiku pratique maanaam jëf yu mel noonu. maanaam xibaar booy jàllale nga saytu ko seet ko bu baax. nga jàllale ko looloo tax. sa audience ñi di am si yow confiance di la suivre. tout à fait wax naa ko léegi sànq doon nga ni ko xam da ngay alerter. boo gisee ak yoon gis nga loo xam ne day waaj a yàqu ci Ndar nga alerter bind après nguur gi rawatina la mairie jël les mesures souhaitées. ci fi ñu toll tey jii ñu gis ne Amadou Mansour Faye jël na ay ndogal ngir jàppale. ñi nga xam ne ñoom la seen loxo jotul seen ginnaaw. yow ban jàngat nga ci am ak naka la na nga gisee gérer bi nga xam ne ñu ngi koy gérer crise bi ici à Saint-Louis. waaw
gérer bi ñuy gérer crise bi ci à Saint-Louis man dama koy ci benn pàcc dama koy rafetlu parce que toog nañu benn instant déggunu maire bi wax ñun ñi waaw ñun kat coronavirus ñu ngi koy coow fépp ci àdduna man def naa ci bind bu ma sànni ci internet waaye dégguma kat suñu maire jël si benn stratégie ma toog ay fan ñu woo ma téléphone ñaar xaw ma ñetti fan moo ci def ñu woo ma téléphone ñu ni maire bi nee na dafa woote maanaam jeunes yi ñëw ak leaders yi les jeunes leaders ñu ñëw wax seen xalaat ku nekk teg sa stratégie ñu xool ban stratégie dañuy def pour xeex maanaam mooy coronavirus yi ci à Saint-Louis mu doon loo xam ne lu ma rafetlu ay jeunes yu bëri daje bëri ci njolo seen toog ak moom maire bi ñu waxtaan ak moom ku nekk jox sa xalaat ba ñu teg benn comité boo xam ni ay jeunes lañu ñoom ñoo dugg ci koñ yi di sensibiliser nit ñi ak ñi nga xam ne di def di séddale ay détergent ay gel hydroalcoolique ay saaboog yooyu ba pare aussi vraiment di expliquer ñenn ñi importance bu raxas sa loxo ci jamono yuñ toll nii ak importance li nga xam ne mooy distanciation sociale maanaam nit ñi di bàyyi nuyonte bu bëre bi ak mbooloo ndaje bu bëre bi waaw bu doon loo xam ne lu rafetlu la d'accord waaw waaye ni ñuy joxe woon foofu ay tegtal yu leer loolu aussi bu ñu demee ba kay def dañ ko war a def ci ay anam yoo xam ni d'accord nit ñi daanu xam ne kat ñii lii moo leen tax a jóg mu doon bumbalaa maanaam buruxloo mu doon ñaar ñetti nit xam ne dañuy dem correctement sensibiliser ñi sans ñu créer attroupement foofu waaw loolu ñu ngi ko ciy seetlu te aussi gestion crise bi fii aussi à Saint-Louis ci maanaam li nga xam ne moom mooy maladie si boppam gis naa ni am na aussi dañ koy rafetlu parce que boo xoolee nit ñi nga xam ne dañu jël mettre leen en quarantaine fii Saint-Louis ci ay conditions yu baax la leen di mettre en quarantaine excellent ci ay hôtel la leen di dalal surveiller leen toppatoo leen jox leen ñu lekk ba naan jox leen ñu lekk ba suuf lépp koo xam ne positif nga ci ñu yóbbu la doogaa lay isolé faj la mais yàlla ñuy sant yàlla bu baax fii ci Ndar depuis suñu première cas bi amul kenn koo xam ni moo doon ay contagam yoo xam ne am nañ ci ay cas bu positif waaw ci beneen cas daal boo xam ne moom moo jógee Njolofeen moom moo am ñaari contact yoo xam ni positif la te ñoom jël na leen en charge hôpital régional de Saint-Louis waaw di profito nag di woo ñu suñ ji ñi nga xam ne ñoo nekk les autorités sanitaires maanaam waa kër docteur ak ñi nga xam ne moom mooy njiit yi nekk ci gouvernement bi ñu bàyyi xel hôpital Ndar bu baax ndax boo xoolee hôpital Ndar matewulul dara mais nag ñuy sant yàlla ndax malade yi nekk Louga Ndar la leen di indi di leen faj waaw maa ngi doon def benn appel ci ministère bi bu mu mënoon ubbi benn centre Louga mais faj waa Louga ñu fajee leen Louga loolu dana éviter gestion bi dana gën a clair daanu xam Ndar lii la am ci cas ak nii la traité ay kaawam Louga nii la am ci cas nii la traité kaawam Dakar nii la am ci cas nii la traité kaawam suñu toll ni Sénégal région boo gis war na mën a jël en charge ay cas coronavirus am traité leen ca région ba loolu bu amul rek bu mooy suñu nguur gi la jël mais loolu la nga ciy tiit parce que quand même on est au Sénégal que ce soit on a des Saint-Louisiens yu nekk Dakar ay Dakar waa yoo xam ne fi mu toll nii ñu ngi Saint-Louis fi mu toll nii donc on est dans le Sénégal ñu traité la Louga ñu traité la Dakar on dira que voilà comprendre naa fi ngay waxee de yëpp Sénégal la mais jamono ji toll na foo xam ni wér-gu-yaram foo dem ci Sénégal war nañ fa am ay centre de santé yoo xam ni bépp xeetu feebar war nañ ko fa mën a jël en charge bu nekkee en 2020 ñu ko am benn cas problème coronavirus ñu ni noonu il faut ñu yóbbu ko ba Ndar wala Ndar am cas ñu ni noonu il faut ñu yóbbu ko ba Dakar moom mooy lajjëndal bu ñu toggee ñu ne Louga amul ay kit de test pour coronavirus wala Matam Ourossogui amul kit de test pour coronavirus mooy lajjëndal ci suñu xeex jëm ci mbirum wér-gu-yaram centre de santé bu gën a ndaw war na mën a def test bi war na mën a jël en charge ay malade bu ñu ko mënul rek moom mooy ñun lajjëndal parce que bu ma xoolee Sénégal ñaata millions habitants la ñëpp bu ñu bëgg centre de Diamniadio ak bu Fann mënuñu jël plus de 50 malades en charge c'est impossible
woo nguur gi ñu mën a équiper bépp hôpital bu nekk ci bépp région ñu jox ko ay xarala ak ay matériel ak ay docteurs yoo xam ni vraiment daanu mën def face avec un cas de coronavirus wala bépp xeetu feebar bu mu mënti doon. d'accord Thierno ñu li ñu cërewoon ci waxtu daan li mu jeex ma bàyyi la nga waa Ndar xanaa du ñàkk ay message yoo xam ne bëgg nga leen ko dénk balaa ñoo yeweeku. waaw li may dénk waa Ndar rek moom mooy ñu góorgóorlu ñu moytu bu baax a baax parce que mbiru feebar bi dafa doon feebar boo xam ne dafa lëmbee adduna bi yëpp ndax gis na bés ñu ëpp doole ñu ngi nekk ci ay jafe-jafe te li leen ko yóbbee yëpp moom mooy peut-être respecté wuñu woon wala gëmuñu woon feebar bi transmission bu gaaw bi mu nekk maanaam wàllaate bi ñu bàyyi joxe loxo yu bëri ay mbooloo yu bëri yi ba feebar bi yàlla dogal ñu génn fi wala ñu maîtriser ko loolu lay dénk waa Ndar di jaajëfal aussi docteurs yi nga xam ni ak infirmiers yi nga xam ni bu dégg bëccëg ak moyens yu ndaw yu gàtt yu ñu yor ñu ngi fexe ba di faj ay cas boo xoolee Sénégal sant yàlla bu baax ay cas yu bëri ñu ngi fiy wér. kooku ñu koy jaajëfal kër docteur ak malgré moyens yu ñu yor yu ndaw docteurs yi ak infirmiers yi nga xam ne ñoom ñooy jàmbaarloog jàngoro bi ñëpp ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax seen Ndar aussi am na cas boo xam ni wéral nañ ko fi un cas guéri xam nga suma premier cas Dakar lañ ko yóbboon Dakar la wéree mais Ndar am na koo xam ni fii la wéree nañ ci sant yàlla bu baax di jaajëfal docteurs yi ak infirmiers yi nga xam ne ñoo doon gérer cas yooyu. mooy ki jóge woon Louga. waaw moom mooy non moom mooy ki jóge woon Richard Toll. waaw xam nga premier cas bi moom Dakar lañ ko yóbboon ba Niadio. d'accord moom foofu la wéree. waaw gis naa gars yi di bind naan Saint-Louis de guéri waaye Saint-Louis li mu guérir dëgg mooy benn ndax première bi Dakar la guérir. waaye boo xoolee su fekkee ci nombre habitants fekkee zone géographiquement zone ak moom mën nañu Ndar am na ñaar rek ba tey. d'accord waaw di la jaajëfal bu baax. merci beaucoup maa la jaajëfal Louis. di ñaax bu baax autorité sanitaire yi nga bàyyi xel ci hôpital yi. yokk seen jumtuwaay. di rafetlu bu baax aussi attention sociale bi. ak respecté maanaam li nga xam ne moom la autorité sanitaire yi wax. d'accord di raxas seen loxo bu baax di bàyyi booloo yu bëri yi di moytu fekkee aussi mën nañ takk masque ñu takk masque waaw. fekkee mënoo takk masque ñu moytu bu baax. d'accord merci beaucoup Thierno ñu ngi koy gërëm bu baax ci taxawaay bi nga xam ne am na ko nangol bi nga xam ne nangol nañu ko suñu invitation nii la Younoussa Boudou Fil dañuy waxtaan ak ñi nga xam ne c'est des citoyens modèles yoo xam ne dañu jamono ji c'est le moment ou jamais de participer à l'effort de guerre. waaw nous sommes en guerre et il faut se comporter comme tel dañu góorgóorlu lépp loo xam ne yaa ngi ko am muy xam-xam muy doole nga participer di rafetlu au passage liggéey bi nga xam ne Ndar FM ànd na ci ak Dunia ak yeneen maison de presse yi def pendant presque disons 15 jours de collecte de fonds di gërëm bu baax mais c'est que liggéey bu rafet bi nga xam ne liggéey na ko ci ànd ak le directeur de la radio Dunia gis ngeen pendant 15 jours yoo xam ne ñu Ndar FM ak Dunia synchroniser seen programme di ñaax askan bi ñu ñëw am na ñeen ñoo xam dañu ñëw déplacé wu seen kër ba fii ci rajo bi joxe saabu joxe madaar parce que noonu la on est en période de guerre ku ci nekk ca la nga mën rek moom ngay ñëw indi waaw mu nekk mbir moo xam ne dafa am solo loolu on est pas l'heure de kii jaar nii non di waxoon na lii war a ko woon wax wala non fu mu toll nii lépp lu waay jàppoon na ko ba ñëw taxaw askan bi waaw taxawu askan bi nag mooy di ko dimbali ci ceeb di ko dimbali ci saabu di ko dimbali ci gel yi lu mu gën a bëri gën a baax parce que nag askan bi du leen denc seen kër leen toog leen seen kër te joxuñ leen lu ñu dundee waaw foog ñu dimbali leen ci loolu waaw parce que koo xam ne boroom kër la daan xëy ca marché ba di lijjanti lu mu amee 1000 francs wala téeméer ba mu yóbbu ca kër ga ñu togg fa waaw kooku bu ko téye kër ga dafa doon ni moo xam dafa impacté bu baax ci dundinam waaw ci misaal pour ñuy sant Seck boo doon reeree ginaar dootoo reeree ginaar leneen ngay reeree est-ce que sax doo reeree sombi parce que fu mu toll nii ku ci nekk yaa ngi xalaat mbir mi kañ la ñuy arrêté quand gis nañ ni France yokku nañ 1 mois de confinement
1 mois yoo xam ne dañ ko nar a toggaat seen kër nga xam ne urgence ba urgence ñuy génn jënd li ñuy soxla seen biir kër daw làqatuwaat ngir rek mucc ci feebar bi waaw ñun ñii ñoom seen niveau de développement seen niveau de croissance fu wutee lool ak suñu bos waaw seen niveau d'économie wutee nag lool ak suñu bos on est dans fii secteur informel bi moo fi ëpp doole waaw secteur informel bi fi ëpp doole ñu jéem a jot suñu dernier invité bi tuddee Manding Mbori maa ngi koy wax naa ñi nekk ci Twitter xam nañ ko bu baax liggéey bu rafet bi nga xam ne dina ko ci amal donc moom la ñuy jéem a jot en direct su ko defee ñu waxtaan ak moom ci taxawaay bi nga xam ne blogueurs yi am nañ ko ci xeex wile muy xeexu Covid 19 fu mu toll nii ku ci nekk rek ca la nga mën yaa ngi koy indi ñii faw ñu bind ñii dañu jël information bi def ko ci plusieurs langues ñii indi détergent ñii indi saaku ceeb gis nañ ni sax le président de la République ceeb bi nga xam ne moom la war a yóbbu am na des transporteurs yoo xam ne dañu taxaw ne ñoom war nañ ko mën a yóbbu gratuitement waaw war nañ ko mën a yóbbu gratuitement yoo xam ne laajuñ nguur gi dara waaw liñ ko laaj mooy na fay gasoil beeg yooyu essence beeg yooyu ñu di yóbbu ko ba fi askan bi ko soxla waaw di ñaax également nguur gi alal jooju ñu génne ngelawaay nañ ko yeggee ñàkk moom waaw alalu ku ñàkk buñ ko xëccoog ñi nga xam ne ñoo ko yelloo waaw di ñaax bu baax ñi nga xam ne ñooy woy politique yi nekk ci Ndar nekk ci Sénégal yëpp loo leen doon taxawu seen askan rek yokku leen ko seulement jamais daan nga leen soxla ñu génn di leen taxaw di leen solo nañ leen tiset solo leen grand mbubu solo leen marinière lu ne jigéen ñi Sénégal sonal la leen ko lu ne ngir fësal ci la ngeen nekk ngir fësal seen parti lu ne léeg-léeg sax ma gis musóoru maire musóoru couleur APR waaw lépp rek pour taxawu wane ne ñu ngi ànd ak le président et c'est le moment où jamais ku ci nekk la nga naan ñoo xam ne boo soxlaa da ngay daan woo c'est le moment où jamais nga taxawulee waaw bu ñu xaar ñu laaj on est pas dans une période boo xam ne ku ci nekk da ngay góorgóorlu pour se refaire une santé politique déedéet maa bañ c'est pas le moment waaw on est moment bi ñu toll mooy booloo waaw moment bi ñu toll mooy déggoo moment bi ñu toll mooy xàccandoo dóorandoo ci loolu la ñuy xaar waaw na xol yi di rafet waaw suñu bàyyi Idrissa Mbengue ca gox Mbaaj dafa bind benn téere tuddee ko woy te fu woy xel yi waaw suñu borom ba muy wax ci borom xel yi la wax waaw téere woowu maa ngi ñaan ngeen daw ba gox Mbaaj dem seeti bàyyi Idrissa Mbengue mu jébbal leen téere gi mu jaay leen ko lu mu koy wecce ko bëriwut ay xam-xam gu dëggu ci ne waaw suñu bàyyi Idrissa Mbengue ci téere gi mu ngi naan xol bu doon tool loo ci ji bu lu dul mbaax yàq nga ko waaw xol bu doon tool loo ci ji lu dul mbaax yàq nga ko waaw jamono ji li ñu war a def mooy gën a jébbal suñu bopp suñu borom waaw nañu delloo suñu bopp suñu borom xam ne lépp mooma kan moo xalaat bu ñu delloo ci ay jamono ku génnoon ku jóge woon extérieur da nga daan tiitaru waaw langali kale dawal sa oto bu rafet ak yooyu waaye léegi boo seetlu bu ñëwee dañuy làqatu ak alal joo mën a indaale nag waaw alal joo mën a indaale noo mënta toll rek fi mu ne boo jugee extérieur rek ñii dañ lay daw di la xaw moytu tuuti waaw kan moo ko xalaatoon ma ne woon ne àdduna bu ci dund lu ne mën na xew waaye lépp lu am rek nañ ci taxawaay bi nga xam ne moom ci war a taxawee mooy taxawaayu dëgg taxawaayu ngëm-ngëm ak foo mën na féete nag waaw fu may waxee taxawaayu ngëm-ngëm ña nekk ci woy jàngu ba ak ñi nekk ci diiney l'islam ñëpp lay wax waaw il faut un retour vers l'humanité waaw mënoo ne da nga bëgg yàlla di ko jàmm ragal ko
te li nga xam ne moom la suñu borom bi sàkk muy doomu aadama respecté woo ko joxoo ko cër parce que ñàkk jox cër gi ñàkk bëgg gi mooy danga koy seetaan muy dund ay jafe-jafe nga koy romb te taxawoo ko waaw boo demee ci extérieur gis ngeen ki nga xam ne moom mooy Socrate nga xam ne woon nañu fële ca France dañuy waxtaan mu ne moom yu nu sama li ma jaaxal mooy feebar bi ñu muy daaneel mooy ñi fi ëpp alal la fay lay ndërmeel fi mu toll waaw économie yëpp yi fi gën a ëpp doole fi mu toll ñu ngi ndërmeel waaw mu ngi leen di àdduna dund gu sotteegul lu ne xaj na ci waaw dund gu sotteegul lu ne xaj na ci waaw donc dañuy rafetal nekk nii waaw nañu rafetal nekk nii ñun Sénégal déggoo daf ñoo jafe waaw mbokk yi bu fekkee mën ngeen woote parce que suñu beneen invité bi apparemment dafa nekk ci yeneen yitte pour demander Mori xam naa ci yeneen jotaay ëllëg incha allah dinañ ko jéem a jot su ko defee ñu poursuivre émission bi parce que émission bi loolu ku ci nekk da ngay ñëw ak sa contribution mën ngeen wax ci 33 961 30 33 961 30 30 su ko defee ngeen mën a woote ñu joxe seen xalaat lu ñu desee ci simili daanaka ñaari simili rek des noonu lay demee parfois bu jeexee rek ak samay invité bu desee ay simili rek ma baaxee ko ñi nga xam ne bëgg nañoo participer ci li ñuy waxtaan parce que li ñuy waxtaan du lenn lu dul naka la ñuy jàppalante waaw taxaw ku ci nekk taxaw sa bopp waaw mu toll ni ba ñu tuddee ceeb bi fu mu toll ni ba léegi ku ci ne rek yaa ngi xàcc jëmle sa bopp jàpp nañ ne jubbu ñun daf ñoo jafe Sénégal te du yoon waaw feebar bi ñëw Sénégal pour ñu mën ko faat il faut ñu déggoo waaw l'entente déggoo xàccandoo dóorandoo noonu la ñuy def parce que bu dund doxee ba ñu tëj ay juma tëj ay église tëj ay jàkk ne dañuy bañ dajaloo parce que dañuy bañ feebar bi wàllaati bi gën a gaaw parce que dañu sukkandiku ci woy docteur lu ñu wax ne nañu respecter distance sociale waaw 1 mètre quelque ñu jàngat ne Sénégal bëri na ay xumb ay événement loolu waaw bëri na ay événement religieux bu ñu demee ba ñu annuler yenn événement religieux moo ne woon ne on est dans une période boo xam ne période bu jégg dayoo la waaw il faut impérativement ñu bàyyi ci xel waaw dañuy déggoo ba la xew ca Tugal bañ a xew fii parce que jommuñu je le disais il y a pas longtemps ci samay intervention waaw la xew ca beneen wàll wa jommuñu on est dans un village planétaire waaw et coronavirus nekk na preuve boo xam ne doy na firnde ci ñuy dund tey parce que di fàttali ci spécialiste lu ñu wax feebar bi mi ngi déclaré ca benn dëkk bu ñu wooyee Wuhan fële ca Chine kan moo yaakaaroon ne la xew Chine parce que ba mu déclaré ku ci nekk dañ naan affaire Chine la noonu ñoom yi nañ ko régler seen bopp waaw boobu fàtte nañ ne doomu jàngoro bi moom xoolul melo xoolul am xoolul ay frontière waaw xoolul ku am ak ku ñàkk waaw fu ne lay dugg wala wan ne lañ doon def démb ak barki démb yokk dañu gën a respecté li nga xam ne moom la digle yi woy waa docteur joxe di respecté distance sociale yi di wàññi nooyi fu mu toll nii sax daanaka gars yi miin nañ ko waaw bu njëkk xawoon na métti lool waaw c'est ça un changement dafa laaj processus et qui parle de processus parle de d'étape par étape waaw ci nekk dafa am fu mu jaar am na ñenn ñoo xam ne comprendre nañ ko boo demee ci entreprise yi léegi comprendre nañu waaw nuyootuñu sax waaw dañuy salaamaaleykum mën nañu wax jàmm santé wax lu ñu war a wax respecter distance sociale yi ba pare duñ joxee loxo te ku ci nekk la nga soxla sa morom di nga ko am waaw boo ko defee di nga aar sa bopp aarit ki nga xam ne moom nga nekkal waaw parce que léeg-léeg bu la nit ki bañ a jox loxo sax nga xaw am na ko gisee waaye léegi toll na jamono joo xam ne joxe nit ki bu la xañee loo xam daf la bëgg moo tax waaw
parce que jamono jooju wóoru ko ndax mu ngi dox ak doomu jàngoro bi wala déet parce que ci li ñu spécialiste wax doomu jàngoro bi bu ma tee 14 jours lay soog a wanewu dañuy soog a sentir manifestation yi symptômes yi di gën a leer waaw mooy 14 jours doon na lu bëri waaw donc dañ ci bàyyi xel bu baax a baax di raxas yoxo yi fu mu toll nii li nga xam ne joxe nañ ko le maire maa ngi koy wax démb rek ne dimanche bi ñu weesu collecte de fonds bi nga xam ne Meïssa Seck ànd na ci ak directeur Dunia bi ju rafetlu ko ñoom ci la ñu am mu tuut mu bëri moom la ñu joxe ànd seeg participation seen auditeur waaw donc loolu bu nekk mbir moo xam ne dañ koy sàkku ci bépp doomu Ndar waaw di ko sàkku ci bépp citoyen waaw bu fekkee ci wax nga féetoo waxal waaye bul wax lu ëpp looy wax na nga dana leer looy wax na la wóor parce que bis buñ la woowaatee nañ la waxaatal nga mën cee delloowaat te boo ci delloowaatee di nga leen lii ak lii moo tax ma wax ko parce que ci foofu lañ toll waaw léegi moom fu mu toll nii waxukaay yee yomb nag waaw rawatina ci xaral yu yees yi nga xam ne ku ci nekk fa mu nga toog sa biir nekk def benn vidéo wax lu la neex balaa 2 heures de temps mu wóor àddina waaw bu njëkkoon boo bëggee wax da ngay daw rajo RTS te du ku nekk lañ naan jox possibilité mu wax waaw boobu jamono dépassé nañ ko nag waaw ñu ngi ci jamono boo xam ne ci li Thierno di ko doon wax léegi muy xarala yu yees yi jumtukaay bu am doole la ñu jëfandikoo jumtukaay boobu pour mën a taxawaat waaw lañ jëfandikoo jumtukaay boobu pour taxawaat parce que boo xoolee yenn am fu mu toll nii entreprise yoo xam ne yu ci bëri ñenn ñi dañuy liggéey yi nga xam ne mooy télétravail mooy da ngay toog sa kër am ay jumtukaay ay application yoo xam ne nit ki da koy jëfandikoo mu mel ne ñu ngi toog ci seen bureau waaw yooyu boo demee Europe ñoom bi yàgg nañ cee nekk waaw fan yee def na président bi def na conseil des ministres ñu gis ne par vidéo la ko def vidéoconférence moo sabab suñu émission bi la nga xam ne léegi dootuñu woowati suñu invité yi ñu ñëw ci toog ci studio bi waaw dañ leen di jot par WhatsApp dañ leen di jox par téléphone dañ leen di jot ci yeneen jumtukaay su ko defee ñu mën a répondre à l'appel et en étant chez eux aar seen bopp aar ñi nga xam ne ñoom la ñuy dajal ci mbedd bi mbokk yi la ñu jot cër la woon ci waxtu jeex na amoon kontaante loolu saa su ne 17h 18h ñuy teew fii di waxtaan ak yéen rawatina ñi nga xam ne dañuy comprendre le concept Younouss au bout du fil ba pare di ci participer sant leen gërëm leen bu baax a baax ci nangol bi nga xam ne dañ koy nangol suñuy invitation sant gërëm bu baax Thierno Diko moom nga xam ne tey bokkoon na suñu invité di fàttali Thierno Diko ab blogueur la nekk fii ci Ndar di lanceur d'alerte en même temps di joxe information yoo xam ne day permettre à nos leaders ñi nga xam ne ñoo nekk ci commune bi ñu mën di jëfandikoo information yi di mën a gën a jàppale askan bi waaw parce que ki am ndombal tànk dañ ko jox ngir mu taxawu askanam waaw loolu rek politique du lenn lu dul fi nga mën a jaar pour mën a taxawu sa askan waaw donc nañ ci bàyyi xel bu baax a baax nañu gën a taxawu askan wi lañ doon def démb ak barki démb ci jàppalante nañ ko yokk boo amee ab xarit boo xam ne ab dëkkandoo boo xam ne leer na ni fi mu ne coronavirus bi tax na dundam demeewul noonu soo ko joxee ñaar téeméer waa loo mënti am mu leer na dina ci ndékki dina ci dundal njabootam bu ci xaar waaw wut ci yàlla waaw bu ko siwal defal te yàlla tax waaw defal te yàlla tax fu lañ toll del def te yàlla tax waaw del taxawu askan bi te yàlla tax politiciens yi tamit loolu la ñuy sàkku ci ñoom dañu taxawu askan bi te yàlla tax parce que loolu lañ leen fale yaakaar woowee lañ am ci ñoom ba fal leen mbokk yi ëllëg incha allah ñu ñëw ci 17h 18h ci émission au bout du fil waxtaan
ak suñuy xarit yoo xam ne fu ne ci man ci àdduna lañ leen di woowee ñi ca Dakar ñi ca États-Unis ñi ca Canada ñi ca France ñuy joxe seen xalaat ci xeex bi nga xam ne moom la ñuy xeex coronavirus. Younoussa, la voix citoyenne du Sénégal est au micro. Merci à tous nos auditeurs. On se retrouve demain même heure même fréquence di gën a leen yàlla moom mi nga xam ne moo am jàmm te ku mu jàmmal nga am jàmm. yàlla na tuur jàmm ci biir Sénégal rawatina ci Ndar salaamaaleykum wa rahmatullah